mbokk yi asalaamaaleykum di rafetlu àndaat ak yéen nañ koy defee saa su ne saa yu ñu gisee ni am na thématique wala mbir mu xew ñu jël ci ab pàcc rek waxtaan ko ak yéen gis ngeen nag ni jamono jii bari na li ñuy waxtaane ci wàllu luubal xaalis wala accaparement de terre maanaam jël ay suuf soo nga xamante ni askan wi yépp a ko bokk duguleet te nag ñu ciy joxoñ mooy politiciens yi moo xam ay ministre lañ moo xam dañuy jiite réew mi moo xam ci yeneen fànn waaye ñoo nga xamante ni daal politique li ci gën a bari moo leen boole ak état wala ñoo nga xamante ne mën nañu jàpp ni ay artistes lañ ñenn ñi ay journalistes lañ wala sax ñu ciy lim ay sëriñ mu metti ñu lool nag ndax boo déggee nii alal joo nga xamante ne am nga ca pàcc te mu xajoon feneen ay politiciens jël nañ ko wala politiciens jël nañ ko def ko moomeelu boppam dafay naqari dafay metti xol boo déggee ni itam suuf suñu bokk ñun ñépp ay nit jël nañ ko aakimoo ko def ko seen alali bopp dafay metti xol waaye nag bañ buñ fi tolloo rekk am na li ko waral ci li ma jàpp ni suñuy fonctionnaire moo xam ay hauts fonctionnaires lañ walla échelle bu ñu mënut occuper ci wàllu administration am nañ ci pàcc bu rëy pàcc bu am solo ci loo nga xamante ne moom moo xew tey jii ci ku xam administration ni muy doxee ak nañ ko nafaree nañ ko hiérarchiser nañ ko itam defee ci yenn contraintes yi boo déggee suuf su toll nii jox nañ ko benn nit da ngay am tiitaange boo déggee alal ju toll nii jaar na fii ba kenn aakimoo ko da ngay am lu la bett parce que da ngay laaj ci sa xel ci wàllu administration ci processus ni muy demee naka la yegsee ba fii nii ba nit mën a aakimoo lu toll nii ci alal te ay fonctionnaires yëg ko walla sax mu jaar ci ay fonctionnaires te arduwuñu ci. kon nag moo xam dañoo nekk ci justice moo xam nag dañoo jóge ENA nekk ay gouverneur ay préfet wala ay sous-préfet moo xam dañuy liggéey impôt et domaine moo xam ñoo ñu toogal ci wàllu armée gendarmerie wala service paramilitaire police ak yeneen ku ci nekk ci ñoom ba ci ñi nga xamante ne itam ñoo ñu nekkal ca ministère ya nekk ay DAF ay hauts fonctionnaires ay conseillers ñu ci nekk ci ñoom am nañu responsabilité jamono ji ci xew ci réew mi. ndax luubal ba cay am dafay jaar seeni loxo ñu xam ko bañ ko dénoncer walla ñu nangu ko def ci seeni signature ba yombalal ko ña nga xamante ne ñoom ñooy aakimoo suñu alal may fàttali nag que fonctionnaire yooyu noonu ñépp moo xam justice lañ nekk moo xam ca wàllu impôt et domaine moo xam ca administration territoriale dañ leen a tànn ñoo xam ci concours la wala ci jëlum à partir d'un dossier mais ñu jàpp ni ci wàllu googu ñoom ñoo fi gën a am xam-xam ñu jàpp ni ñu am xarañteef lañ ñu tànn leen sur des millions d'autres Sénégalais ne leen nañu doxal suñu administration nañ ñu fa toogal yóbbu réew mi fañ ko yaakaaree kon ñooñu nag bu ñu fi nekkee ñu leen di noot wala sax ñoom itam ñuy topp seen bakkan bopp ak li neex seeni xol ak itam seeni intérêt personnel ba di nangul politiciens yi jëf ju ñaaw ju ñuy def te dëppawul ak yoon tooñ nañu askan wi ndax boo nekkee te justice ba nga dégg ni diw ak diw dañoo luubal xaalis te nga ñu takkal la ndombo tànk boo nga xamante ne am nga sañ-sañ wa woo ko ba mu ñëw toog atte ko ci atte bu war te defoo ko wor nga askan wi boo nekkee ci impôt et domaine dégg ni ñoo ngi dagg suuf lu toll nii ak nii ak nii te nga am ko te nga xam ko te nga am sañ-sañ bañ te nga am itam sañ-sañ dénoncer ko te defoo ko wor nga askan wi boo nekkee itam ci beneen fànn nga xam ne jox nañ la plein pouvoir état moo la ko jox du président moo la koy jox état moo la jox plein pouvoir yoo nga xamante ne bu nit defee ak lu dëppoowul ak yoon am nga sañ-sañ dem convoquer ko ñëw teg ko ci yoon atte ko atte ba war bu dee dafa jël alal réew mi nga delloo ko
wala nga bës ca la nga war a bës ba nga xam ni di nga ko contraindre mu delloo ko bu dee dafa nekk ci yoonu luubal ko ngeen teg ko ci raayo ba du ko def. mais bu ñu tolloo ba di dégg ni diw jël na hectare yu toll nii ci suñu alal ñun ñëpp te ñu xam ni ay fonctionnaires ñoo fa nekk taxawuñu fa taxaw bi war a sabab ni lépp li fa nekk dañ ko war a sàmm ba saa yi ñu ko war a jëfandikoo rek dañ koy jëfandikoo au nom de tout un état au nom de tous les sénégalais ngeen bàyyi mu jàll. ñi ci gën a bari nag seeni intérêt bopp ndax am nañ ci ay fonctionnaires yoo nga xamante ni dañ leen di teg fenn ndax intérêt ñu toog itam di fa doxal loo nga xamante ni dëppoowul ak yoon ngir seeni intérêt ngir am ca promotion. wala bu rétrocommission amee ci beneen fànn ak beneen fànn ñu lekk ca jaral na leen ñu def liggéey goo nga xamante ni dëppoowul ak yoon te duñ ko wax. ci réew mi ngay gis ñu tabaxee yoon exemple ñu def ci 500 millions ci yoon boo nga xamante ne 150 millions rek la waroon a am ñu jël la ci des yépp séddoo ko moo ne 150 millions yi 300 bu 150 demee ca yoon 350 yeneen mën na dem ci defar yeneen i yoon ba sénégalais bu ne gis ca boppam. waaye déedéet dañuy séddoo alal réew mi ci seen bakkanu bopp wala di topp ci lu leen neex ci ab fonctionnaire u réew. Sénégal ngay gis fonctionnaire multimillionnaire Sénégal ngay gis fonctionnaire bu nekk au service d'un état pauvre suñu réew mi nga xam ne dafa bokk ci 30 pays yi gën a ndóol ci àddina nga gis fonctionnaire bu cay dawal oto boo nga xamante ne boo demoon Europe joueurs yi ak star cinéma yi ak star ci wàllu musique ñoo koy am ndax milliards yi ñuy gagné. Sénégal ngay gis fonctionnaire bu tabax villa bu mucc ayib te boo xoolee ba ca biir ay rémunération mayu ko loolu. Sénégal ngay gis des fonctionnaires multimillionnaires te du yëngal kenn ñu doxal na leen neexee te kenn du wax. te sax am na ñoo nga xamante ne du leen tiital di nga gis ñu leen di jaay ne la impôt domaine lay liggéey war na mën a am juróomi kër wala war na mën a dawal oto yu rafet wala ñu ne la kii de diw ministre bi la loolu de jomb leen war na ko mën a am war na ko mën a am ci ban fan la rek fonctionnaire war a jaar ba wala nekk multimillionnaire. te itam nag su fekkente ne da ngeen nekk fonctionnaire te doylu leen te xeeb ngeen lañ leen di fay ndax damay fàttali ni askan wi dafa boole li mu am ak li mu amul jox leen ko ndax pour ngeen nekk des privilégiés waaye itam def leen ci conditions yoo nga xamante ne dina tax ngeen mën a servir réew mi loyalement et honnêtement. am na te ñoo nga xamante ne logement de fonction ñu jox la salaire ñu jox la bu baax boo defee comparaison ak yeneen fonctionnaires yi. oto ñu jox la boole ci chauffeur carburant ñu jox la indemnité ñu jox la. teg ci yeneen ak yeneen ci wàllu avantage su ngeen wàccee jóge seeni bureau da ngeen di traverser ay nit ay kër ak ay situation yoo nga xamante ne daf leen di fàttali ni ñii ngeen di gis wala ngeen di seen ñu ngi dans l'extrême pauvreté te am yaakaar a tax yoon al askan wi wala état jox leen moyen yooyu ndax ngeen liggéey ko ba askan wi yépp nekk dans des conditions plus ou moins acceptables de vie. waaye ñàkk doylu ñàkk gëm itam la ngeen doon ñàkk gëm li ñuy naan être au service de l'état li muy tekki ñàkk koo xam ñàkk nekk patriote ñàkk gëm sa réew ñàkk am ambition génnee sa réew ci ndóol gi mu ne mooy tax ba yéen ngeen jàpp ni xëy na yéen a gën ci askan wi bay tax ngeen jàpp ni yéen en tant que fonctionnaire war ngeen mën a mériter nekk multimillionnaire wala am alal gu bëri waaye ma leen di wax ni bu fekkente da ngaa nekk fonctionnaire état te nga jàpp ni lañ lay fay doyu la wala nga jàpp ni lañ lay fay méngoowul ak yow sa statut wala say compétence wala nga jàpp ni war ngaa mën a am lu ëpp loolu démissionnel ci fonction publique nga dem créer sa entreprise wala nga dem dans le secteur privé wala nga dem ci ay ONG ak yeneen ak yeneen ak yeneen te nga bàyyi réew mi te nga wala nga bàyyi plutôt service état bi waaye service état bu ko def sa lekkukaay service état bu ko def sa benn réservoir de millions service état bu ko def nekk nii yow war nga ci mën a am pàcc boo nga xamante ne waroo coo mën a ndool waaye danga ko war a mën a ngëbb di ci mëq su ngeen ko defee yéen a ngi toon askan wi su ngeen ko defee yéen a ngi def loo nga xamante ni dëppawul ak li yoon wax ak li sabab seeni liggéey ak seeni service
vous avez l'obligation de servir loyalement ce pays-là dans l'honnêteté et la probité morale. mooy la ñuy xaar ci yéen lépp loo nga xamante ne mu ngi xew ci jamono ji mu ngi sabab wala mu ngi jógee ci administration bu laxiste ndax ay fonctionnaires yu gëmul seen bopp ndax ay fonctionnaires yoo nga xamante ne dañuy jaamu seeni soxla ndax ay fonctionnaires yoo nga xamante ne alal jaral na leen lu ne ak promotion nekk leen au service de l'État nekk leen au service exclusif de la nation li fi xew yena balaa ñuy tuumal politicien ak leneen yenn fonctionnaire état yi li fi xew yena may fit ak possibilité ku ñëw toog ci réew balaa ma ciy jóge mu ngëbb lu bari dem ak moom boobu askan baa ngi torox dama cay jeexal nag di remercier yeneeni fonctionnaires yoo nga xamante ne itam ndax lépp bonuñ ca am na ci ñu gëm seen bopp am na ñu am ce qu'on appelle le sacerdoce am na ñu koy aakimoo te di ko mbubboo te di liggéeyal réew mi ñooñu ñu ngi leen di jaajëfal moo xam ñoo ngi en service moo xam ñoo ngi à la retraite moo xam dañoo gën àddina ñoo ngi leen di jaajëfal pour service rendu à la nation di wax fonctionnaires yi nekk jamono ji itam di servir réew mi ñu inspiré wu ca ñooña te di liggéey ci askan wee tax dee leen doylu vous êtes déjà des privilégiés de cette nation-là ndax lu ne am ngeen ko ci teraanga lu ne askan wi jéem na ko ndax mettre leen dans des conditions enviables nga ne na ngeen doylu te servir seeni état te bañ tappale gi ci réew mi ndax loolee rek mooy tax ñu nekk ci yoon bi ñuy génnee ci ndóol maa ngi leen di jaajëfal di leen di sant bu baax a baax di leen di jox dig daje ci fan yu néew